ملكية حلى آدمي خلفة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكو نفوس سجية. ci gàmmu gi amuñu benn kaaba boobu yéeguma ko kon loolu sant yàlla la waaye tamit ak góorgóorlu ci la ndax taxawaay yi ñu amoon ñun waa Thiénaba ak ñii ñëw daa doonoon taxawaay yoo nga xam ne yu mucc ayib la ci déglu woon kilifa yi demee ni kër docteur li ñu doon wax nii lañu war a def nii lañu war a taxawee bañ leen dégloo ñu ne ñu am dégg ndigal googa ba ñu ca nekkee yàlla dimbali nañu ñu am ca lu kawe sunu njort kon loolu nag ci lay ñaaxaat askan wépp mbir mi moom am na fi mu ne nii kenn wéranteetul ni am na waaye fi mu ne nii fii ñu toll moom wóor na ñépp ni moom jéggi na dayo jéggi dayo gi nag moom am na waaye li ñu ciy may jàmm mooy ñu gën a góorgóorlu ci taxawaay ci set gën a dégg ndigali kër docteur yi ndax tamit kër docteur kenn ñoom xam-xam la te xam-xam kenn ki ko jàng ba am ko lim la cay wax da nga koy gëm ndax ñun ñii ñëpp kenn ku ne am na foo nga xam ne nii am nga fa xam-xam te la nga cay wax lu wér la kon ñoom it li ñuy wax lu wér la kon ñun nañu gën a taxawaat yeneen taxawaay gën a moytuwaat gën a fàggandikuwaat bu baax foofu nag li ma ciy dolli mooy am na yoo nga xam ne nii comme daaw am na lu ñu diggee woon ni dinañ ko indi ci lu demee ni wàllu kër docteur wax dëgg yàlla jàmbaar nañ lu bari ñëw na ci waaye am na ci yoo nga xam ne nag dafa bari woon lu des baaboog li des am na ci loo nga xam ne indi nañ ko waaye biñ koy indi néeg ba ci biir gàmmu gi ñu indi ko tamit loolu problème lay indi man dama ci sonnoon lool ndax bu ñëwee ba ci biir gàmmu gi gàmmu Thiénaba avant gàmmu gi la gàmmu gi day teel a bari nit bi muy teel a bari nit nag suñ sañoon luñ ciy indi ñu teel ko indi foofa ñu placé ko fi mu war a dem waaye néeg ba ci jouru gàmmu gi boo duggee fee ñu naan la kaay fee da nga mujj da ngay pertiwewu ndax affaire yi jaxasoo kon loolu nag suñu sañoon lépp loo nga xam ne ci wàllu santé lay doon lu jiitu gàmmu gi mu teel a ñëw ñu teel koo préparé teg ko fañ ko war a teg ànd ca nañ ca war a àndee ba yàlla defal ñu ca jàmm kon loolu ñoo ngi ko ciy sàkku bu baax leneen li ci des it mooy ñoo ngi sant docteur yi fi ñëwoon yëpp ak kilifa yi fi ñëwoon yëpp ci wàllu ko docteur ñoom it jàmbaar lañ seen taxawaay rafet na waaye ñoo ngi leen di ñaan ñoom it lu ñu taxawoon ñu dolli ko ndax mbir mi fii ñu toll mbir mi dafa garaaw kon loolu lu ñu gënoon a taxaw nañ ko dolliwaat waaw te ñu bu ma sañoon tamit bari na ci loo nga xam ne li ñuy wax ni lii daa waxoon na indi woon nañ ko dafa tuuti ndax tamit mbas mi ngi fi te suñu sañoon ñun ñi ñëpp ku ci sañoon rek bu soobee yàlla tey jii day jeex ci réew mi ba nga nekkaat ci say activité waaye comme jeexul nag nañ koy bàyyi xel ñuy gën di ko waajal ci kaw yi ñu waxoon yëpp ñu koy indi tamit loolu moom ñoo ngi koy gën a dénkaat kilifa yi luñ ci mën di jàpp ñuy jàpp ko ci ndax boo waxee nangam ba ñu programme loolu te loolu ñëwul nga xam ne car bi sax du ñëw kon loolu tamit day indi ay jafe-jafe maa ngi jéggalu ñëpp. waaye ñi jiite service yi nga xamante ni macha allah teew nañ fii te teel a ñëw ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare monsieur le maire ñu ngi koy nuyu di nuyu Serigne Alassane Niang chef de village waaye di nuyu di gërëm tamit Alaaji Diop ak équipe bi nga xamante ni ñoom la àndal di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla may ko wér yàlla leeral xelam ba gàmm gi ñu dëgmal macha allah mu am ci ndam yu gën a kawe yi mu amoon di jaajëfal ñi fi teew ñëpp di leen sant bu baax a baax di wax ni rek dénkaani xalifa bi moom tam fàttaliwaat ma ko tey ci suba mooy ñun ñëpp rek nan bokk taxaw ci diine ji
mais ci mbokk gi waaye ci taalibe yi kon moom sori na waaye mel na ni jege na ndax xalaatam yépp fii la gis-gisam yépp fii la macha allah waaye tamit alhamdulilah bàyyi na fi njaboot goo xam ni alhamdulilah ñi ngi taxaw yal na leen yàlla gën a jàppale gàmm nag dafa nekk événement boo xam ni boo xoolee Thiénaba mën nañoo wax ne benn événement la am muy gàmm yi ci des yëpp daanaka mënuñu nekkul événement yu rëy rëy yoo xam ni danoo jaaxal te fu nekk la nit di bàyyi ko te alhamdulilah léegi taalibe yi tamit danoo gën a amaat beneen pas-pas pour gën a teew si fii ci Thiénaba di ànd ak sëriñ bi gàmmu gi ndax jamono moo toll foofu waaye dañuy wax rek ni alxuraan day wax ni wax xuzu xisrakum li ñuy wax ni ñun ñëpp jàng nañ ko te jàng jëfe nit da ngay jël sa responsabilité daaw naam feebar baa ngi fi woon waaye nit ñi daaw lañ gënoon a tiit ndax feebar bi dafa nekkoon gan ci seen biir dafa nekkoon gan guy door a dugg si ci réew mi ren nag la fi feebar bi gën a bëri waaye dafa mel ni ren la nit ñi gën a ñime te loolu tamit du jur jàmm kon ñu gën a góorgóorlu déglu docteur yi orientation yi ñuy joxe ndax nee naa ne ñun suñ diine lislaam ji nga xamante ni yaakaar naa ni moom lañ jiital docteur rek la déglu ci sa jaamu yàlla ku dul docteur yàlla nee na bul ko déglu ci sa jaamu yàlla waaye docteur bu la waxee même ci sa julli ci sa koor danga ko war a appliquer kon kilifa yi ñu dale ko ci Baye Cheikh Thiénaba wax dëgg yàlla mu ñu ciy jox leçon yoo xamante ni yu am solo la ndax ba ñàkk yi ñëwee moo njëkk a joxe macha allah loxoom ñu ñàkk ko mu ni lay jeex na kon loolu ñun doy war nañoo doy soññi ñun ñëpp waaye jëwrinam yi nga xamante ni macha allah ñoo topp ci moom ku mel ni sëñ Jibi mi ngi nii jël na ay doosam te foo ko gis mi ngi takk masque comme kilifa day jàngale même sax sa xel bu dalee ci feebar bi waaye njaboot gi nga xamante ni dañoo vulnérable ñoom dañoo néew doole ñooñ da nga leen di war di sóoraale ci sa kàddu ci sa communication mais ci sa comportement kon loolu dañuy sant yàlla bu baax a baax di dellu di wax rek ci wàllu yi nga xamante ni moom lañ fi jukki te am yoo xamante ni sëñ Ibrahima fàttali na ko chef de service macha allah fàttali nañ ko waaye fii Thiénaba gàmmu bokk na ci li ni gën a am problème muy wàllu foos yi wàllu foos yi daal te bu gàmmu gi xasee jublu si ñu bëri dootuñu nangoo vider seen foos ziyaadatan ala saalika nga amaat yeneeni gan yuy ñëw te foos moom macha allah bu feesee rek kër gi mënatul a set daaw nag dañ cee amoon ay jafe-jafe yu rëy rëy loolu ñu noté ko ñu jàppale ñu ci xam ne bu ñuy wax set dëgg-dëgg mu daanaka ma nga commencé ci toilette loolu daal tomb la boo xam ne am na solo lool. bi ci des mooy jamono fi mu toll nii nit ñi danoo amatul insaaniya mooy danoo nun def ba am rek noonu la ñuy def léegi gis nañ ni ay gàmm ak ndaje yu mel nii ci lay gars yi di profito di def fraude di dugal maanaam ay lu jëm ci wàllu daara kii wàllu dundin yeeg yu demee noonu produit yi yoo xam ne dafa jeex ñu koy dugal ci dëkk bi yooyu daal ñu ngi ci ñaan di ci tàllal loxo ñu gën ñu cee dimbali ndax lu ci njaboot gi jëfandikoo ci biir la jëm te du ko jural jàmm te lu juralul njaboot gi jàmm du jural kilifa gi jàmm du ñu jural jàmm ñun kilifa yi ñi ñu xëy ñoo koy jàppale kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. am na loo xam ne te maa ngi ci insister daaw wàllu pompe bi andil woon nañu produit yoo xamante ni macha allah bi ñu ko pompé Thiénaba toog na presque 2 mois yoo amatu fi kon wàllu pompe bi ñun ñu ci gën a dimbaliwaat andil ñu qualité bu baax a baax di rafetlu bu baax tamit monsieur le Sopé comme nii ñuy doxalee réunion bi bu ñu ko doxalee nii man naa duñ fi yàgg. luñ fi jund gis nga ndox moo fi ëpp bénéfice bu jaaree yoon. dara gën ëpp ko moo ëpp bénéfice sa quincaillerie kon mbir mi am na fu mu ne dinaa ci dugal sama loxo nag ñi nga xam ne ñoom lañ fi teg am nañuy jafe-jafe ñoo ngi saytu la jiitu mooy réseau bi te muy dëgg su fekkee yàlla def na nga tabax sa kër
ba mu mucc ayib utiliser ndox ba pare jël sa compteur def ko avant xaw ma après ba mu bañ a consommer ñenn ñi am seeni salle de bain li muy consommer ndox ñu def ko de sorte que du jaar ci compteur bi loola ña koy fay mooy ñay jiite mbir ma kon coow li loolu la suñ génnee ci lii man dinaa sol sama dàll ñëw ba ci sëñ bi ñaan ko ndigal ñu jàppale ñu ci su fekkee jibi junj na ko am na foo xam ne ni ci saytu bi am na fuñ ko gis wax dëgg yàlla loolu moom sottiwul te du seen cër te comme dëkk bee ñu ñor ñun ñëpp defar ko moo tax ñun ñu jóg faaw ñun ñëpp ñu tënku ci li nga xam ne nii moo koy jëmale kanam li ci war ci wàllu pompe yooyu dinañ def suñ correspondance ba ñu jox ñu li nga xam ne moo koy joyanti pour mu mun a dox bu baax waaye nag ay la yéwén faaw ñu def audit boobu te fexe régler ko. maa ko jënd maa ko fa def kon matériel bi bu ñëwee danoo war a xam matériel bi ñëw ginnaaw bu manqué yow yaa koy jënd dañu xam matériel bi ñaata la mu tege ci suñuy loxo ñu seq parce que ñoom liggéey moo leen fi indi bien vraiment ñu ngi koy féliciter mais liggéey moo ko fi indi li muy liggéey nag ñun ñoo ko moom kon gàmmu 2020 bu fekkee am na chantier yoo xam àggul ba 2021 fekk ko fi mu amaat yeneen chantier yu ko fekk àggul ba gàmmu di dellusiwaat chantier yooyu àggul war na noo xam lan moo tax àggul mbir da nga koy teg ci aw yoon ba mu normal nga soog a continuer looluy manqué ñoo ko moom dafa war a àgg loolu moo jaadu ma bëggan commission bi nga xam ne mooy commission maire bi ak commission bi nga xam mooy commission sëriñ bi ñoom ñaar ñu lëkkoo bokk genn kàddu matériel bi dikk ñu teg ko seen loxo ñu dencal ko seen bopp ñoom suñu bëggee liggéey ñu jox leen ko parce que bari na daaw lu manqué loo xam maa ko jënd surtout l'internat yi te dafa seer kon li gën mooy ñoom waa Senelec nanuy wér ci wéy ci sunuy waaw ci fànn googu ñu xool ñoom ay technicien lañu mais ñun li ñuy defal ñun ñoo ko moomal suñu bopp état moo ko jox Serigne Thiénaba kon li manqué dañoo war a xam fan la manqué ñu xam fan lañ koy mottalee mais mënuñu at mu jot lu am lu manqué te du ñëwaat loolu war na noo xam fan la ñuy manqué bon bu dee ci wàllu li ngay wax sëriñ bi nii pour féliciter ko ñun ñëpp ñooy féliciter Serigne Thiénaba parce que nag li fi xew nii mbir la moo xam mbir mu yéemu la bi mu amee sëñ Ibrahima jokkoo ci ak man dama ko booleeg sama benn conseil municipal moom mu dugg ci oto bi parce que bu fekkee ni cooti rek turu cooti rek moom ci la sëñ Thiénaba continuer kon la xew fee du fa xew mais Serigne Thiénaba ne bu ñuy cooti dong naa muñ ñu dugg ci dëkk bi foo xam ne am na ci dëkk yoo xam sax bokkul ci commune Thiénaba mais sëñ Thiénaba yóbbaale na ko loolu il faut ñu féliciter ko félicitation bu man doonuma ci dara parce que bu doon sama baat dong ñaari dëkk mooy am waaye nag damaa jàppale li nga xam ne moom laa moom mu jox ma ko ba résultat am kon il faut Serigne Thiénaba ñu sant ko gërëm ko te des na yeneen dëkk yoo xam ni ci programme bi la bokk te dinañ ca dem ñi nga xam ne ñoo ko yore it vraiment il faut ñu sant leen gërëm leen ndax ñi ngi wéy ci baatu Serigne Thiénaba kere bi ñu dikkee ak tey daanaka joteetuma ci lépp sëñ Ibrahima moo ko gàddu moo porte-parole léeg-léeg ñu taal sunu oto dem visite di sànke lan moo manqué ban poto moo manqué ban dëkk moo amul mais lu ci Serigne Thiénaba wax rek état bi def na ko kon il faut ñu sant ko ci moom itam gërëm ko mais fii daal bu yeboo ñu deltu ci ginnaaw xool ñaari at yi nga xam ni li nu aman àggul lan moo ko téye ak lan moo koy àggale ak lii ñëwaat nun koy doxale salaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Thiénaba ci njabootu guddul sax njabootu boppam ci seen taxawaay ci bëgguñu taal bàyyi kenn wala ñu lekk bàyyi kenn wala ñu naan bàyyi kenn loolu vraiment ñuy ñaanal bu baax Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck yàlla doon leeram mais Baye Abdou li mu def aussi dañ koy féliciter parce que loolu mooy seen jikko mooy seen taxawaay ci yaatal ba ñëpp am courant ni ñu ko war a amee léegi aussi foofu may laaj ci réunion évaluation Ousmane ko dina ci ñëw donc maire nee na am na poto yu ñu samp amagul fil programme boobu 2020 est-ce que day
day lëkkaloog 2021 ak naka lañ koy régler parce que là aussi dañ ko war a régler situation 2020 parce que mënoo attaquer 2021 2020 des parce que budget la 2020 budget la te beneen budget booy def ci 2021 da nga koy lëkkale ak 2020 donc loolu jeex nañu édifier tuuti mais yow en tant que responsable commission bi dañu édifier ñu xam 2020 budget ba ñaa ca des ak fu des 2021 budget bi lii la parce que waxaguñu besoin 2021 merci président. merci. fi Baye Madické doon defee conférence am bi diggante wuti gaar gaar ba poto yaa ngay taxaw dara néewu ci boo ñëwee fii ci dànk jullikaay ci case tout petit bi continuer noonu wuti ba ci kër Ahmed Seck ak Ousseynou poto yaa nga taxaw amuti fiil bari na yeneen yooyu may wax nag nañ ko dem xool ko bari na ci dëkk bi yoo nga xam ne poto yaa ngi taxaw amuti fiil te ñoom neewoon nañ des na téeméeri poto ñoo ngi koy indi ji après gàmm ngi ñu liggéey ko boole ko ak fiil yi mu àggale lépp te fiil amul poto yi amul ay làmp kon des na man mii defoon naa ci ay jéego jeen mi woo naa ko ci ba tàyyi mu naan waaw dañ ko ni man jóg naa ci Ousmane Tall moo ma ko réclamé woon man jóg naa ci ba dem ci Thiès ci kilifa gi nekk Thiès wax ko ay yooni yoon waaye dañ lay jox date te du am keroog réunion bi ñu doon def préfecture loolu souligné woon naa ko fa wax ko préfet ma ni ko ñun lii sunu problème du problème mu état bi li mu wax ak ñun mi ngi koy def waane ci wàllu courant bi da koo jël jox ay entreprise jël ko gañee ko entreprise yooyu bi ñu ko gañee nag ñoom ñoo war a liggéey bi ba mu àgg kon léegi li ma bëgg préfet mooy nga fexe ba nga xam ne ñoom entreprise yi suñu liggéey te ñëwuñu ci sëriñ bi wala représentant sëriñ bi mu signé ni jeex àggal liggéey bi àgg na buñ leen fay préfet ni ma loolu bu soobee yàlla dinaa ko def dinaa fexe ba nga xam ni entreprise bu mu doonati ñëw Thiénaba bu liggéeyee ba pare bu nee pare naa ba ñu réceptionné ko day sëriñ bee koy signal ni liñ la joxoon liggéey nga ko boobaak léegi nag amul du problème état ci wàllu courant bi gàmmu gi wala après gàmmu gi état def na ci lim ci war a def lépp waaye nag daa am acteurs yu ko gañe woon nga xam ni dañuy commerce kon ñoom nañ ñu liggéey sunu liggéey wala ñu ni nañ leen réclamer ñu leen li leen liggéeyoon àggul te bàyyi mooy budget yooyu ñuy indi ci gàmmu gi nañ ñu koy wax mu leer nañ ñu xam ko gérer ko suñ bopp ñu liggéey waaye nag mbir moo xam dañ la koy indil ni may nañ la naa te yow mënoo koo gis mënoo xam lu mu doon loolu tamit nañ ci jël solution. ndox beneen bi mooy sëñ Ibrahima ngi wax ci affaire extension yi daaw jéegi ba tey des na Kër Mamour ak Kër Magay ba tey defuñu ko mosu jeex am ànd na ma ak moom ba foofa boo yooyu beneen entrepreneur ko doon def fii xam ne mooy Thiénaba Gare ak Kër Magay gii taxawal nañ ko ba samp ko met benn ligne demagu fa beneen bi mooy fii muy wax nii dañ koo sampoon pour régler problème d'extension bu Thiénaba pour 70 lañ ko waroon def ñoom nag dem nañ ba ci biir xam nañ problème bi réglé na mooy d'extension bi ñu bàyyi ligne bi sëñ bi wax ci diggante Baye Madické ba ca poste courant bu Thiénaba Gare ba la ca kaw apprécié nañ leen ci yëpp nag parce que déjà dégguñu kenn ku xam ni mi ngi ni fii am na d'extension ci dëkk de Thiénaba Seck ba Thiénaba Gare sax parce que man gis naa nañ ko exploité amul benn problème ci problème boobu mais bu du tey ñu li xam ne moom lañ entamé woon nañ ko continuer defar ko ndaxte li sëñ bi wax jël poto bi bàyyi ko foofu mu sampe ñu defee entrepreneur bi éggalu déedéet du entrepreneur bi éggalu du loolu moo di ñoom ñi ñoo waroon andi poto yooyu ak câble yi ca andiwuñ ko bu fekkoon te andiwoon ko dañ ko eggale moo di câble 70 bi waroon a jógee te poste courant bi ba ci raay bi ñeneen ñoo xam mooy problème mu ki fi MT bi MT moom def nañ li war a war def parce que déjà wàcc nañ ko ci suuf ba mu dikk ci aller retour ci ba ca tali ba loolu moom apprécié nañ la ci ñoom tam beneen bi mooy entrepreneur yi xam ni ñoo doon liggéey daaw 4 entreprises lañ fi woon ñëpp wax di yàlla sant nañu gërëm nañu ndax restaurant yi yëpp dox na macha allah ñu ci doon jot nañu ci war a jote beneen bi mooy li xam ne moo di dañuy yaakaar ni entrepreneur yi ñooy def défaut déedéet entrepreneur yi boo leen joxul matériel duñ ko mën a liggéey nan la waxante li fi ne entrepreneur yi ñoom def nañ lu war a def samp nañu taxaw di xaar câble waaye nag léegi loolu lépp ñëwul ñoom duñu mën a continuer seen liggéey
bu fekkoon ay raccordement yi des ak yow danaan kon entreprise bi moo raccordé wul waaye ligne moom ab entreprise du ko jëli di ko jëli fenn di ko fekkee loolu moom ci après Dieng xam ne dina leen ci wax dara wala ay supérieur am beneen bi moo di EPI bi moom 65 lanterne lañu fen daaw 65 lanterne yi daanaka ñoom def nañ ko ci dëkk bi xam ne mooy ay 150 la def nañ ko ci dëkk bi xam ne ñoo ko soxlawoo beneen bi xam ne moo di moom la leen soxla nañu dëgg-dëgg moo di panneaux solaires yi nan ko yaatal am na gox yi ci biir dëkk bi banlieue bi fu xam ne soxla nañ ko ci fi mu toll amuñu ko nan ko yaatal te buñ ko dee defat tam encore nan ñuy sollicité bu baax ndaxte xañ na peut-être le monsieur le maire du mën a dugg ci affaire panneau solaire mais ñin koy jox nan ni wax ni fii ak fii lan ko bëgg a def fi ñu ko def nag bunul waaye nag nañu sollicité ñi xam ne ñoo jiite affaire bu beneen bi mooy xam nga ab entrepreneur buy liggéey ba nëgëri te amul un sou buñ ko fay metti na te daaw ba tey ñu ngi nii loolu ba amul kenn ku ci wax sax waaw loolu moom wax naa ko ba tey wax naa ko benn bi mooy élage xam na fi ñu toll ci ak ñoom fu ma toll ma ko moo ko sëñ Ibrahima mais dama naan leen fii lañ toll léegi nag ñun foofu lañ mën a yem duñ mën a dem continuer feneen wasalaam. bari na trop te aussi objectif yi nga xam ne fixé woon nañ ko bon vraiment atteindre nañ ko donc maanaam mooy le poste Thiénaba Gare extension poste bu bees bu ñu teg ci même pas 15 jours 10 jours ñu réaliser ko def raccordement bi clients yi am courant dooli aussi bu Thiawaré ñu defaat fi aussi benn poste 400 kV aussi mu mën a jógee aussi Thiawaré ñu aussi dimbalaat benn partie Thiénaba bon li ñu waroon def aussi renforcement réseau BT basse tension bi maanaam si poste Thiénaba Gare ancien bi ak poste Thiénaba Seck bu Thiénaba Seck existant donc câble bi nga xam ne moo doon jógee Thiénaba Seck relié Xay Babel donc ñu remplacé ko en 70 loolu yëpp c'est réalisé bon groupe électrogène bi aussi ñëw na bon même poste Thiénaba Gare renforcement départ yi ñu waroon def aussi ñëw ba sous préfecture ak route nationale bi yëpp def nañ ko bon si biir quartier yi comme ni ko Ousmane waxee câble 4x16 yi nga xam dañu fa nekkoon yëpp ñu remplacé en câble 35 donc bari na li ñu si def bon poto yi nga xam ne aussi dañuy poto termité la woon ak poto yu damm bon ñu remplacé lépp aussi donc def naa foofu poto yi ñu fa waroon remplacé nañ ko bon beneen grand projet bi nga xam ne aussi moom la Ousmane wax mooy ñu jël passage en souterrain le poste Thiénaba Seck ñu jaarale ko si suuf parce que si kaw la jaaroon te bi mu jaaree si kaw bon dafa nekkoon en antenne mais li lañ ko def mu nekk en passage en coupure ba nga xam ne bu courant di coupé moom bu njëkk dañu amoon possibilité Kër Madaro lañ koy coupé en GIAC mooy si fa GIAC lañ ko daan coupé pour nga xam ne léegi dep li jógee GIAC ñëw Thiénaba dem ba Xombal jàll ba Diourbel kenn du am courant léegi nag mën nañ def de sorte que kaal bi ñu jaarale foofu suuf moom mu nekk en coupure courant bu ñëwee ba Thiénaba Seck mën na yem foofu Thiénaba Seck am courant léegi li jógee Thiénaba Seck bu fekkee dafa am problème aussi ñooñu duñu am courant le temps ñu koy régler donc kooku aussi moo jéego bu mag la bu Senelec def bon éclairage public aussi bon li ci waroon def aussi maanaam comme li ñu demandé woon si lanterne yëpp amuñu ko mais li si jotoon am si matériel bon ñëw na mu doon 75 xaw ma 65 lanterne bi mu ñëwee aussi bon ak comité bi ak ñi fa nekkoon ñëpp dañoo taxaw ñu xool comme ni ñu ko demandé route nationale bi ak kër Serigne bi ak fépp fu ne ñu def fa dispatch yi ni leen nañ fa yóbbu lii bon loolu aussi def nañ ko équipement poste yi aussi éclairage bi muy contacteur horloge defe naa yëpp aussi ñun ñoo ko indi Senelec jox ko aussi ñu ngi ko war a jox ñu monté ko si poste yi pour jàppale ci aussi loolu monsieur le maire bon si wàllu projet yi aussi mooy électrification yi ñuy wax Cooti ak village environnant yi aussi yooyu mi ngi en cours te nekkoon na si doléance gàmmu gi daaw donc vraiment alhamdulilah fi mu ne ñu ngi siy sant bu baax bon je pense que loolu moo nekkoon li nga xam ne daal jot nañ ko réaliser bon li nga xam ne aussi mooy ren bon comme ni mu nekk woon daaw je pense que comme ni nga ko waxee mooy délestage bi moi je pense que loolu toujours dafay am extension réseau à 20 kilomètres aussi dinañu ko bind vraiment def si li ñu si war a def parce que actuellement bon comme SD nekku fi ñoo ko fi teewal muy service distribution et je pense que moom vraiment ak ni nga ko waxee le chef département maintenant Ousmane Diallo mi xam ñoom ñëpp daaw dañuy sax jógee Dakar jël le problème de Thiénaba vraiment au sérieux donc def li ñu si war a def yëpp mais biñu demee ba si biir
mooy comme li ñuy wax poto yi am na yoo xam extension yi dafa des maanaam mooy câble 70 bi moo manqué woon bon benn Touré câble moo disponible au niveau de Sénégal au niveau Sénégal bi yëpp ci territoire bi mais dañ ko jël ñu ne nañ ko indi Thiénaba exceptionnellement donc moom lañu liggéeyee loolu ñoom Ousmane ñëpp mën nañu ko témoigner waaw même mi desoon Tivaouane sax lañ jotoon liggéey sax dañu ko indiwaat Thiénaba pour mën a renforcer waat Thiénaba donc si wàllu extension yooyu aussi yi nga xam ne ay poto la yoo xam dañ ko samp te amagul câble bon moi je pense que foofu amul sensibilité trop bon parce que kenn mënul wax ni am na benn client boor am courant amul courant mbaa foofu aussi dañ doon def renforcement rek mais ña fa nekk ñëpp am nañ courant mais aussi amul baisse tension aussi parce que bi ñu réglé le problème vraiment poste Thiénaba Gare ak renforcer waat réseau BT yi bon vraiment amatul woon baisse tension moo tax actuellement nii bon comme ni ñu ko waxee aussi samp ay poto rek vraiment bàyyi rafetul bon dinañ def suñu kéemtulaay kàttan aussi bon def expression besoin bi yëpp xool li nga xam ne moom manqué woon daaw vraiment ñu mën ko def balaa suñu beneen rencontre et je pense que loolu SD bon jël na ci aussi ay matuwaay yu mu si war a jël bon xam naa ñun ak comité bi ak ñoom Ousmane dinañ ànd ñu recensé yi nga xam ne def nañ fa ay poto te câble amu fa woon ñu jël distance yi yëpp def ko pour joxat ko pour ñu mën ko def gaaw balaa gàmmu bon ligne nuit bi aussi je pense que wax nga ko je pense ligne nuit bi déjà dindi nañ ko amatul ligne nuit ko en basse tension amatul quoi léegi li des mooy aérien bi li jaar Thiénaba doon alimenter yeneen dëkk yi moo des bon li nga wax aussi beneen doléance mooy poste moi je pense que aussi beneen poste bi ngay wax bon ñu war ko def entre Thiénaba Gare si raay bi bon jëm côté pël gi xëy Babel bon loolu aussi defe naa daw SD promettre nañ ko donc dinañ ko reconduire encore te ñëw nañ fi ba mu def état des lieux je pense que loolu dinañ si jàpp aussi bon baisse tension yi vraiment métti woon na aussi nit ñi sonnoon nañu parce que bi ñu paree liggéey bi yëpp daaw si fay gàmm gi bi ñu demee si kër yi nga xam ne ñoo amoon baisse tension ñoo xam ne seen compteur yi daawul sax tourné bi ñu demee ñu ngi fekk ay 156 volts 160 volts mais bi ñu réalisé travaux yi vraiment dem nañ fa am fa 220 ou plus de 220 léegi yeneen électrification aussi xam naa mooy village environnement defe naa actuellement membre moo ñu si dese à partir de Thiawaré bon loolu aussi dinañ ko def si doléance yi bon lampadaire solaire yi moom bon comme Senelec yoru ko bon dinañ bàyyi préfet ak comité bi ñu xool aussi AME defe naa ñoom ñoo yor wàllu lampadaire solaire yi mais du Senelec voilà wàllu budget bi nga wax aussi bon dinañ fexe aussi ba am budget bi yëpp parce que li ñu réalisé yëpp moom defe naa yaa ngi wax ay 65 millions mais je pense que ni bon boo xoolee benn poste rek maanaam poste Thiawaré mbaa poste Thiénaba Gare poste bi rek vraiment ça fait 35 millions waaw sans compter ligne bi fay génne ak la war a dem donc bu ñu ci réalisé ñaari poste defe naa ça fait 70 millions passage en souterrain bi booy xool presque ëpp na 40 millions ak yeneen extension yi nga xam ni vraiment après dinañ def situation bi xool li ñu ci réalisé yëpp donc je pense actuellement nii bon mën nañu wax budget boo xam ne mën na passer 100 millions di dem donc vraiment loolu aussi il faut ñu leeral ko waaw maanaam daal li nga xam ne daal vraiment mooy ni ñu ko waxee muy doléance yi bon ñun vraiment dinañ ko réalité comme ni ñu ko daan defee ànd ak comité bi ak aussi les membres yi nga xam ñoo fi nekk ci commission bi vraiment ñu ànd seeg ñoom liggéey ci bon ci loolu aussi vraiment coordonnateur aussi vraiment daaw ak équipe yi fi nekkoon ñu jógee Dakar muy GIE ak entreprise yëpp bon vraiment aussi prise en charge bi aussi vraiment Senelec aussi rafetlu na ko parce que aussi gars yi vraiment amuñu woon problème hébergement ni problème restauration bon vraiment aussi sëñ Ibrahima aussi jàpp si bon vraiment daal loolu moo nekkoon suñu je dis que am na zone yoo xam dafa war am extension mais yi nga xamante c'était l'essentiel vraiment c'est fait waaw aujourd'hui yi nga xam essentiel vraiment Thiénaba yi nga xam vraiment amoon am extension bi c'était vraiment nécessaire obligatoire mais vraiment yëpp pare na c'est-à-dire que bi ñu créé poste bu bees bi boo créé poste bu bees bon si Google bi dafa génne ay plan yoo xam il faut la ñu def ay poteau mais foofu aussi fekkoon na am na courant am na poteau donc day nekk double emploi xam nga la moo tax ñu samaat fa ay poteau béton bon naqare naa dindi parce que samp nañu ko ba pare mais dafay naqaree dindi mais nag comme poteau yaa ngi fa bon te mi ngi jaar si wetu raay bi donc dinañ def le tout jëm fa teg câble même bu ñu fay def ay éclairage sax ñu def ko fa mais foofu yëpp daal vraiment double emploi la parce que poteau yi mën na fa sax bañ a nekk parce que courant bi déjà am na fa te clients yi vraiment amuñu benn problème baisse tension donc bu ñuy wax extension aussi loolu la soit dafay am baisse de tension mbaa mu am clients yoo xam dañuy soxla courant mais bu fekkee ne nag foofu ña fa nekk ñëpp am nañ courant amul kenn kuy ñëw ne awma courant parce que poteau bi dafa ma sori mbaa awma courant parce que dafa am baisse tension waaw loolu moo tax daal vraiment yooyu c'est du nekk loo xam ne c'est prioritaire quand même waaw mais li nga xam vraiment prioritaire lépp la vraiment lépp def nañ ko. ñu demande compteur ci gàmm parce que occasionnellement ci lañ ko am surtout compteur carte yi
mu gën ñu cee jàppale mu gën a yomb mais mu jox ci waa réseau bi information conditions yi ñu koy defee ak kan lañ ko war a déposé ak ni ñu ko amee daaw nag dañ ci am retard yu bëri parce que ñu bëri dañu déposé te mënuñu am ci biir gàmmu gi courant gàmmu gi passé na lu yàgg ñu la ko am jigéen nag jàmbaar ci trop moom Sénégal ak moom jàmbaar la ci Thiénaba éclairage public bi itam Thiénaba tubaarkàlla penc mi leer na soleil bi fi ñëwoon dimbali nañu mais quartier yi nu wër ba demee ci quartier yi dafa lëndëm. nga mën a réaliser Mbambara xam nga yàgg nañ ko bëgg a réaliser ak Mbaba bon Mbaba boo ko réaliser mooy réaliser nga Kër Matar ak Sinthiou Ngomeen ñoom ñoo dendandoo maintenant poste bi nag bi ci Thiénaba Seck day permettre ñu mën a am mu mën a yomb ci réaliser yooyu bi nag su ko defee rek nga insisté ba en tant que chef secteur que 100 poteaux yi ak 2000 mètres 3 fois 70 ak 2000 mètres 3 fois 35 moom bokkul ci budget 2021 budget 2020 la tu vois jàpp aussi ñu vraiment sur le préfet ñu dimbali parce que entrepreneur yi gën a yëpp ku mel ne Ousmane ndeysaan fayeguñ ko ba tey nag dëgg yàlla ñu mën a vraiment def ay dem ak di dugg a génn ba mu mos dara parce que loolu da ciy baax aussi day tax mu sawar ci yii di ñëw donc loolu daal vraiment daal moo doon ramasser donc. ci arrondissement bi mu tombeek CLD bu préparation gàmmu loolu mën naa ni sens la wante tamit mbégte la ñëw ci dëkk la nga fa njëkk a fekkee muy loo xamante ni la sos dëkk ba la te yëfi diine la te bis bi gën a màgg ci diine la bokk lu ñuy sant yàlla la te ñaan yàlla aussi bis bi ñu àgg ci ak jàmm fekke ko te tal ko ah ñu nag ay ndaw la man Malick Mbow laa tudd sergent chef Malick Mbow man maay chef brigade bi au niveau de Thiénaba man ak sama naataango sergent Ndeye Fatou Thiam moom moo yor triage xombol ndax brigade bi importance bi ko Eaux et Forêts jox moo tax benn nit moo fi daan nekk mais bi ñu xoolee jamono bi ak importance bi directeur Eaux et Forêts jox gox bi ndax moom fii la nekkoon Thiès jox ko importance bu am doole mu ni Thiénaba faaw ñu renforcer ko actuellement au niveau de la brigade minimum on est 6 éléments yoo xam te ni indi nañ ko pour renfort lépp nag pour aar gàncax gi te ku nga xam te ni presque yor nga plus de 100 villages yoo war a administrer war ngaa am doole am mbooloo mooy àndal ci loolu nag ñu ngi leen di ñaan yéen ñi nga xam te ni yéenay kilifay diine yi ngeen ñaanal ñu te dalal ñu ndax fii li may fal di wax rek kuy ñëw ci kër da ngay jaate buntu ba te ku ni Thiénaba di sekk donc ñu ngi leen di ñaan daal ngeen ñaanal ñu ngeen taxaw ñu ñu doon seen njaboot ngeen yiir ñu comme seen njaboot Eaux et Forêts nag ak këri diine yi yëpp d'une manière générale jàmm rek la ndax ñun service de développement la te service de développement da nga koy développer au service du peuple te mënoo développer aw askan te àndoog ñi nga xam te ne ñoom ñooy pilier askan yu muy këri diine yi bokk comme habitude bi moom Eaux et Forêts ak kër sëriñ si moom courant bi ça passe amul benn problème amul benn xaar ma yàlla ni ngeen daan doxale nan ko doxalee mbir yi jaar fi mu daan jaar ñu teel a jot ci autorisation ngeen teel a am matt pour que ñu togg ci gàmm gi jàmm jërëjëf préfet. sama collègue bi ni mu ko waxee rek ñun dañuy doog a ñëw bees man maa yor triage forestier bu xombal waaw loolu rek laa amoon. nekku fi woon Ndour moo fi nekkoon bi ñu demee réunion ci préfecture quota bi mu waxoon ni quota matt bi dinañ ko indi Thiénaba këyit boobu ba tey ñëwul toppaat naa ko ci muni après mujj ñu ko bind wala yooyu te yooyu bu état waxee loolu ne am quota bu ñuy indil sëriñ bi pour gàmmu ñu ko ciy topp ba ni mu fi jógee ñëwul loolu tamit il faut ma souligner ko fii ñu bàyyi ci xel autorisation boobu ñëwul daaw ñëwul. gendarmerie da doon accompagner chaque hygiène yi ci entrée bi mais aussi ci biir dëkk bi moo tax ñu demande 200 éléments élaborer aussi benn plan de circulation gendarmerie boobu nag daaw jotuñu ko def mais bëgg nañ ko ren parce que booy wax distanciation ak mesure barrière dafa fekk na doo mën a il faut nga jël ay précautions ci engouement bi nit ñi ni ñuy dajaloo
ak ñi oto yi jaaree ànd ak nit ñi boo gisee aussi gàmmu Thiénaba penc mi boo gisee ñu bëgg ren insister ci plan de circulation mooy day am jamono boo xam ne oto wartu la dugg biir Thiénaba ca toujours wala boog oto bu am macaron yooyu yëpp comité nañ ci jóg pour oto bi ñuy autorisé mu mel ne oto kilifa yi oto sëriñ bi mën a circuler mais am na oto yoo xam ne dañ leen defal plan de circulation yu dévié Thiénaba am na corniche boo xam ne fu waay neex jaar dugg dem sa kër ca doo jaar ci penc bi yooyu aussi nañ comité bi na ci liggéey ak gendarmerie ñu def benn plan de circulation assurer des su comme en barrière nag comme commandant baye boo ñu teel ci jóg surtout que ren ak contexte bi parce que barrière dafay canaliser surtout deuxième jour parce que Thiénaba dañ koy fàtte wax dañ koy fàtte ñu dém rek ñaari fan la ñuy gàmm mooy dañuy ànd ak ñi gàmm même jour bi ba tey ne par exemple ñu tey le 19 mooy gàmmu national mooy gàmmu ñëpp Thiénaba day gàmm le 19 mais le lendemain nag day def cérémonie officielle maanaam cérémonie officielle moo xam mooy wàccee téere may bi ñuy jàng ci guddi gi la ñuy jeexal ak sëriñ bi foofu nag dafa am engouement boo xam ne ak dajaloo boo xam ni il faut que sécurité bi doy il faut que barrières yi ñoo ñu dimbali at mu jot nag ñu jéem day des nag yaakaar ne ren ak jàppale sëriñ bi ak jàppale baay ji bi parce que bu ma nee sëriñ bi tudd baay ji bi am na lu tax mu tudd baay ji bi que ñu fexe ba cérémonie officielle ba vraiment ñu am nuñ ko liggéeyee ren parce que ren amul xat-xat loo amul kenn toog ci tànku kenn amul parce que nag variant bi fi nekk du variant boo xam daf ñu may ñuy dajaloo sëriñ bi aussi nag dañ ko sécuriser sooba yàlla incha allah bu ñu ci àggee ak jàmm yàlla nañu ko fekk ca tal ko dañ ko sécuriser ba nga xam ni ñu koy tàncee yooyu yëpp vraiment dinañ ci taxaw parce que nag wax dëgg yàlla day jour boo xam ne nag maanaam dafa particulier ci Thiénaba dafay jour boo xam ne dafa xaw a dafa yéeme ci Thiénaba maanaam dënn yëpp a yëngu déedéet yëpp a yëngu mais suñu taxawee rek ànd ak xel ak xalaat ànd ak autorité yi monsieur le sous ñu ngi koy sàlli sous préfet daaw dafa ñëw rek tombé ci cérémonie bi Abdoulaye Dem mu ñëw tombé si mais vraiment dafa ànd ak ñun comité bi gérer cérémonie officielle ba mu mel na war a mel kon 200 éléments yi man su ma sañoon sax ñu yokk 200 éléments yi ci sama proposition peut-être ñu def ko 200 waa 300 éléments 300 éléments parce que tamit dafay indi beneen po ñi gàmm ak ñi daas jëm bokkul ñu mën leen gérer aussi ñooñu en cas d'incendie waaw donc foofu aussi suñu mënee am 100 éléments sapeur daf ñu dimbali parce que toujours rek dañuy coller ci contexte bi maa ngi wax nag gestionnaire bi nekk fi mais sëñ Ibrahima porte-parole yéen a ngi fi parce que yii yëpp dafa laaj prise en charge booba aussi ñun dañ ci taxaw te Thiénaba moom li ñu xam mooy teral nit teral gan teral nit dégg nga ku ci mel ñu ngi saluer bu dee dentiste tey ku mel ne sëñ Ibrahima Seck da nga naan am 20 éléments dentiste sëñ Ibrahima Seck bu bàyyi taala xaar 20 éléments dentiste mais da daan di yóbbu këram leen daan jël leen en charge dégg nga à 100% lekk ak lépp da leen dañ en charge ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon ñun duñu tiituñu ci nombre bi tiituñu ci dara parce que fii Thiénaba la lu fi junniy nit bu fi ñëw tamit danañ am teraanga dañ leen teral ba nga xam ni day matale parce que loolu jikkoy Thiénaba la mais jikkoy këri diine yëpp la waaye nag rawatina fi nga xam ne ñun fii lañ dëkk jafe-jafe yi gën a bare ñuy wax ni ñi gàmmoo ñuy ras dem bokkul ñu am ci xel mu dana ndax am nañ commandant bu ñu dëkkal léegi muy commandant Ibrahima Faye nga xëy miin na dëkk bi xam na dundinu dëkk bi bi ñu daan am commandant bu jóge Xombal di ñëw sax duñu ci am problème kon bu ñu amee commandant bu ñu dëkkal dinañ ci gën a am xel mu dal ak yaakaar ci wàllu sécurité dëkk bi ñu veillé ci surtout guddi gi ñuy wër corniche bi di xool ak biir dëkk bi ak kër sëriñ ci taxawaay daal rafet na naka jekk kon ñu ngi am kontaan trop daal ak xel mu dal yaakaar ni dana gën a baax nam meloon surtout nag li Alaaji wax ni bu ñuy génn dernier jour bi daaw sëriñ bi am na jafe-jafe pour dugg ci tànt bi daaw jafe trop génn na ci jumaa ji taxaw ci buntu tànt bi parce que lu mat 15 minutes yoo xëy sëriñ bi mënta dugg loolu sécurité war nañ ca veiller bu baax a baax ba nga xam bu sëriñ bi jógee fii jëm ci tànt bi balay génn dina fekk bunt bi ouvert ba nga xëy bu ñëwee rek dina mën a dugg parce que daaw amoon nañ fa jafe-jafe bu yaatu bu yàgg sax sëriñ bi def fa temps boo xam ne lu la mënoon na ca xew te moment boobu nag du ñu yëg ni sëriñ bi mi ngi ñëw parce que sonorisation kii bi Hymne Mayib bi dafay fort dañuy vidroje ba nga xam ne ni dañuy bëgg a yàkkamti pour Hymne Mayib bi jeex ba ñoom duñu yëg ni sëriñ bi ñëw na te booy wax ni sëriñ baa ngi ci buntu bi kenn du ko mën a dégg jamono boobu kon lu ñu war a gën a organiser la àlaaj kon pour sorte maa ngi doon xalaat man sax ku yor rajo kii yooyu appaleur yooyu taxaw ci siège taxaw ci bunt bi nga xëy bu sëriñ bi ñëwee ma mën ko annoncé waaxoo di ko doon ko seq ak ñoom lépp awan yoon kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm comme ni ko sëñ bi waxee
commandant Xombal moo fi daa ñëw ak renfort bi muy àndal te yàlla dimbali leen am nañ commandant mais ci wàllu sécurité bi il faut su préfet yaag sëñ bi ngeen gën cee jàpp parce que gendarmerie bu amul oto liggéey ba mu war a liggéey du ko mën a liggéey il faut ñu jàpp ci même bu leen sëriñ bi doon sisir sax nan ko jox oto moom mel ni sëñ bi lan ko jox moom mu jox leen ko parce que ñoom fi mu ne toll sama oto la ñuy utiliser fu nu war a dem te seen oto yu ndaw yi mënu faa dem maa leen di jox oto pour ñu dem fa te loolu nag gendarmerie Thiénaba bépp la kon ñun ñëpp ñu jàpp ci waaye daal ñu ngi ñaan ci kàddu sëriñ bi mu gën a leen a jàppale pour waxtaan ak kilifa yi ci kaw ak sa kàddu ñu jéem leen a dimbali wutal leen oto moom dina ci baax bu dee ci wàllu sapeur pompier ku ne xam na ni ci kàddu sëriñ bi ak digganteem ak état may nañ ko sapeur pompier bu bees waaye nag commencé gun ko bu nu sañan nag balaa gàmm vraiment ñu commencé ko parce que ñun fi ñu ci toll maak su préfet def nañ ko mooy logo yi nga xam ne ñoom ci lañ war a ne dañ koo war a defaral waaye jox nañ leen ko jébbal nañ ko ñoom ñoo ci des la jaaduwaat nag mooy wala li ko doon gaawal mooy maire bi am moyen defar ko ba pare jébbal leen ko mais maire bi amul moyen waaye nag vraiment ñu ngi gërëm bu baax colonel Seck jokkoo nañ ci li ko ci war lépp mi ngi koy def xam na ni commune Thiénaba amul doole ci commune Thiénaba la bokk jéego yum ci war a dox mi ngi koy dox yabal na fi ay nit ànd nag man ak sous-préfet ak commission sëñ bi xool nañu li ñu war a xool waaye li des daal mooy soññee ba yàlla dimbali nu balaa gàmmu mu mën a taxaw loolu daal buñ ci mën a dimbali daal vraiment dina baax lool. bi mu ko defee brigade dimbali na ko ci wàllu matériel ak arme yépp ba loolu ñëw na oto bi nag nee na ko am na benn taux bu leen président may nee na ma bis bu ñëwee tey jii bu subaa oto bi dina fanaan si Thiénaba kon loolu sëriñ bi mi ngi def yooyu jéego mbiru état nag moo gaawul sëriñ bi nag dina soññewaat comme gàmmu gaa ngi ñëw pour oto bi ñëw waaye yi mu waroon a àndal yépp ñëw na ba mu des oto bi ku la jox reer nag bu la diggee ndékki war nga am xel mu dal mu toog di ko déglu wala di ko soññi waaw loolu laa ci leer. yaakaar naa loolu bokkoon na ci mébét yi ngeen amoon ci seen audience bi ak ministre de l'intérieur te fàttalee def ci baax waaw xam nañu li gàlloo ci seen loos toujours kon ki dëkk ci seen nopp di leen fàttali toujours yaakaar naa bu ñëwee rek ñoom kooku la ñuy njëkk a fàttaliku parce que aussi brigade bi yitewoo na ko bu baax a baax commandant ñu jox la kàddu su paree ñu jox les sapeurs. Ibrahima Faye, commandant de la brigade de proximité de Thiénaba. ñun nag yàgg nañ fi yàgguñ fi parce que mars bi daana lañ commencé kii brigade bi comme brigade buy marché parce que effectif bi doy na on est 15 éléments comme ni ko Ibrahima waxee matériel bi yëpp mot na ba mu des oto waaw matériel bi lépp am nañ loo xamante ne sax brigade yu mag yi amuñ ko ci matériel ndax loolu suñ kilifa gi moo ma joxoon ndigal ma dem Dakar dox ci matériel bi ay jéego ba matériel yëpp mot na ci armement lépp mot na oto daal moo des te oto moom daanaka kilifa yu mag yi ñooñ ci mën a jàppale waaw bépp transport bu may effectuer maire bi laay oo mu dimbali ma ci oto démb rek moo ci mujj benn transfèrement bu mu doon def au niveau du tribunal transfèrement j'avais mais ba ma ko ooyee mu ne kiyam yi ñu ngi àll ba ci laa jël man sama oto bopp dem defi transfèrement bi kon nag loolu moom maa ngi koy ñaax autorités yi ñu jàppale ñu ci bu baax ci wàllu gàmmu bi nag sant yàlla ndax bii mooy suñ premier gàmmu bu ñu nar a fekkee ci brigade bi mu nekk en brigade de proximité xam naa ci wàllum éléments yi dinaa ci def sama compte rendu à la chef hiérarchie pour nombre d'éléments yi ñu soxla 300 yi ñu wax ndax brigade Xombal dina ci impliqué brigade Ngoundiane dina ci impliqué ak compagnie bu Thiès donc xam naa
su ma defee sama compte rendu dinaa leen ko àggee 300 éléments yooyu ñu soxla ñu mun koo am incha allah. léegi nag bëgg naa ñaax autorités yi tamit suñu mënee dimbalee ci wàllu masque pour ñu mun a jox ko éléments yi nekk sur le terrain pour sensibilisation pour bañ a vraiment accentuer ci répression bi parce que vraiment dañoo ñëw pour jaamu si yàlla donc vraiment bëgguñoo accentuer trop ci répression bi donc bëgg nañ élément bu nekk ñu nekk sur le terrain suñu leen mënee jox masque ay masque ñu leen ñuy jox ñi nga xamante ne pèlerins yi ñëw te yoruñ ay masque donc parfois nag nga gis ay pèlerins yoo xamante ne comme nii la ñuy takkee seen masque di dox noonu foofu nag mun nañ réagir waaw agir ci acte yooyu noonu bon ci wàllum parking bëggoon naa ñu xool fu ñuy kii benn parking comme ni ko président kii waxee fu ñuy organiser benn parking pour véhicules yi bañ a accéder ci jumaa ji waaw véhicules yi bañ a accéder ci jumaa ji sama premier gàmmu la mais organisation boobu bëgg naa ren mu am benn oto lu wër jumaa ji yëpp benn oto du fa dugg soit oto bu am plaque loolu ñu veille ci léegi wàllum kii manquement yi am par exemple agression yeeg les cas de vol comme ni ko kii waxee suñu amoon tey benn un véhicule banalisé man dinaa organiser par exemple une patrouille des éléments yi nga xamante ne en civil la ñuy liggéeyee en civil dugg ci biir nit ñi mënuñoo nag buntu kër bu nekk ñu taxaw fa mais nag dinaa def de telle sorte que dinaa am benn patrouille par exemple patrouille à pied nga xamante ne en civil la ñuy liggéeyee nga xamante ne defkatu ñaawte fi yooyu dañu leen mën a teg loxo bu baax mais nag dañ def teel a indi kii bi demande bi ma teel ko envoyé à la hiérarchie pour ñu mun koo teel a jot incha allah 600 barrières incha allah. Bon, je vais me présenter, c'est le sérancier Ibrahima Sow, adjoint au commandant de centre de Khombol. Bon, comme je représente les sapeurs-pompiers, ñun sapeurs kenn ku ne xam ne à chaque fois ne doon indi benn dispositif. Si on parle de dispositif, cela veut dire que personnel est moins. Dispositif, cela veut dire que personnel est moins. Tout à l'heure, vous avez souligné que ne daaw dem nañ ba indi véhicule d'incendie. C'est pour prévoir ndaxte safara kenn du wax ne mais c'est pour des mesures de prévention. Et aussi on a déployé aussi des ambulances. Tout à l'heure vous avez souligné un problème de personnel. Renforcer le dispositif. Moi je suis là comme adjoint. Dinañ wax ne ñun sapeur à chaque fois dinañ doon faral di indi suñuy ay nit ak suñuy oto. Oto cela veut dire que oto mooy comme indi oto bi nga xam ne mooy ambulance ak oto bi nga xam ne mooy fay lakk. léegi nag wax ne ñun dañ doon faral di indi ay personnel bu xaw a boobu nga xam ne à peu près moo doon lii ak masse bi mais comme que nee na si feebar la ne par rapport dispositif yi mooy feebar beeg yooyu noonu jël si mesures yeeg yooyu noonu léegi nee na moom lii seen problème mooy comme ñu renforcer leen ay nit comme que man nag ak ndaw laa bi nga xam ne dañ ma yónni bu mu fi jógee dinaa dem ma rendre compte ki nga xam ne moom mooy sama kilifa. mais ñun sapeur daal ak les autres services yi nga xam ne dañ doon ne ba bokk ak di liggéey ak ñoom di jaxasoo di liggéey ak ñoom tey pare nañ pour même liggéey ba mu xam ne ñu ngi ko doon def ak daaw ak yeneen services yi nga xam ne mu ngi doon jàll pare waat nañ pour loolu noonu ak bépp li nga xam ne war na si pour ñu def ko pour taxawu si bés bi pour mu jaar yoon pare nañ ñun sapeur pour def loolu. en tout cas nag comme problème bi nga xam ne moom rek nga souligné mooy problème renforcement dispositif bi man bu ma demee dinaa rendre compte ak kii de droit dinaa rendre compte ki nga xam ne moom mooy sama kilifa. maa ngi leen di jaajëfal merci monsieur le sous-préfet. incha allah rabbi boo demee da nga rendre compte ñu bokk liggéey aussi ci mbir mi même su amee brigade de proximité fii des sapeurs pompiers je crois que li nga xam ne mooy intervenir ci Thiénaba di ko jone bi ba ngay génn Xombol ba ngay dugg Thiès zone d'intervention boobu yaakaar naa yaatu na yaatuwaay boo xam ne nii. même buñ fi defoon beneen caserne sax du ngeen chômer liggéey bu bari la laaj kon ñu ngi leen ci taxaw bu baax incha allah rabbi porte-parole daa am loo ci doon yokk balaa ñoo jàll ci beneen ponk. orma boo xam ni
dafa am mbir yoo xam ne ñoom dañ ko réyal lool te mooy ormay dëkk bi te mbooloo fu ñu daje rek ñaare dana am ñoo xamante ni dañuy bëgg a ruur day yitteel sëriñ bi lool ñuy faral di aw ci corniche bi wala ci fi kër yi yam fi dëkk bi yam ci lëndëm gi noonu ñi nga xam ne dañuy bëgg di jëfandikoo am tux ak yu demee noonu yooyu dëkk bi dafa safaanoo ak moom ak lu mel ni ki góor ak jigéen yoo xam ne dañuy jaxasoo yooyu dañoo buñ sañoon lu ñu ci mën a dimbalee ba bu mu fi am rek sëñ bi mi ngi ci tàllal loxo ñi yor wàllu sécurité boobu surtout ñi nga xamante ni dañuy tafuwaate te ñi gën a profitoo buy sëñ bi génn ak ci situation yu mel noonu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax li ñuy wax na ci wàllu organisation tànt bi incha allahu ren bu laajee sax askanu cekkeen maanaam daje waxtaanaat ci seen biir ci dikkin wi waxtu wi wax dëgg yàlla loolu day yell te day jaadu ndax am na loo xamante ni comme ni nga ko souligné ñun ñoo ko mënal suñu bopp ndax orma ji nga xamante ni moom ngeen jox njaboot gi tamit ñoom war nañoo jox orma ju ëpp jooju seen bopp macha allah te jàpp naa ni toujours ñiy ànd ak sëriñ si fu sa sëriñ bu fekkente ni yow maanaam sa sëriñ fi muy teew mënu la faa teewaaleel il faut que nga ànd ak moom loolu tamit ay jafe-jafe la te place la boo xam ne dañ koo jagleel ay kilifa ñëpp mënuñu faa dugg yooyu yëpp soob yàlla dañ ci def ay xalaat jëm cee waxtaan colonel kii Ibrahima wàllu oto bi man mi nga xamante ni lu sëñ bi def maa ngi fekke maa ngi xamal ni la sëñ bi fu mu ko war a jooytu mi ngi la ciy jàppale ba ci audience bi ñu amoon ak ministère de l'intérieur kilifa yëpp fekke nañ macha allah woo na kii général bi ci kanamam sant ko général bi tamit li mu ko tontoon bokk sëñ Ibrahima leeral na ko yooyu nga xam naa programme la bu accès gur rek waaye nag lépp loo gisee rek commencement bi day xaw a jafe waaye alhamdulilah incha allah yaakaar na ni dinañ ci am solution yu gaaw balaa yàgg bu soobee yàlla. ci wàllu sapeur bi tamit lu yitteel sëriñ bi la monsieur le maire mi liggéey nañ ci woo nañ ministre de l'intérieur ci teewaayu sëriñ bi. yooyu yëpp daal yittee sëriñ bi la kon nag. lu koy dox man maa ngi kii teew il faut que ma seedeel leen ne mi ngi ci ànd ak yéen te mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla def ci tawfiix asalaamaaleykum. renforcer ko ci liggéey bi parce que dama daan fekk léeg-léeg Jóob ndeysaan ci benn position ci wanag bi muy toog ay 4 heures du matin muy nelaw ci suufu garab yi parce que bëggul dara rëcc ko ci abattage yi parce que abattage dafa am solo trop quoi. donc foofu aussi ñu remercier monsieur le maire parce que abattage chien yi produit moom toujours maire moo koy joxe. te Fra dina ci dépense ay 40 000 francs jox ko pour mu rey xaj yi ça aussi c'est important mais suivi rey nag yi rey bëy yi rey xar yi aussi dafa am solo te vraiment Diop moo tax ñu demander foofu plaidoyer encore pour que le service départemental même le service régional ñu accompagner la ak oto sax parce que moto nga yore mais des fois bu amee oto ak équipe boobu day lay permettre nga mën a suivre lépp daal en tout cas loolu mooy li nga xam ne moom lañ soxla woon ci élevage. ak agent administration yi fay wax nekk yëpp di nuyu monsieur le maire Talla Diagne di nuyu chef de village ak famille xalif général bi fi nekk ñoom sëñ kii Ibrahima di nuyu aussi tamit ñoom ñëpp ñu fi toog bon balaa may ñëw ci mbébét bi il faut que ñu wax leen dara parce que liggéey bi ñaari pàcc la benn pàcc bi man kese man maa koy def. bon ñu ngi wax renforcement des brigades des kii mais malheureusement man rek maa nekk sama poste ci sama premier pàcc bi bon la veille comme ni ñu ko waxee abattage bi laa njëkkee maa ngi remercier monsieur le maire moom moo may dimbali ci produit bu ñu defee loolu aussi tamit ma commencé dem ci kër yu mag yi xool nombre de nag le plus souvent nag la ñuy rey mais am na aussi tamit leneen xool nombre de nag yi ñuy rey yëpp xool seen état de santé xool ko ba pare. après dem ci li ñuy wax ci particulier yi ñi nga xam ni vraiment ay kilifa lañu peut-être duñu fi nekk mais bu gàmmu ñëwee dañu fiy ñëw bon ci dimbali ñoom ñi fi nekk ñu mooy wax ni ah kii kilifa la demal nga xool. xam ñoom ñooy nekk boucher yi nga xam ne ñoo war a rey
maa ngi remercier ku mel ni Makoro Mbuub léegi boucher yi bu ñu demee ñu orienté ma ni ma kii man maa koy lotalal maa koy defaral aussi tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay waa comme lu mel ni waa kii Pël ga maa ngi remercier chef de village bi fa nekk ñoom bu ñëw ñoom mooy orienté mu gën a yomb ci laay profité tamit xam nombre de nag bi ñuy rey bi ñuy lotal ci gàmmu gi waaw bu ñu paree foofu damay xaar le jour ji ak aussi tamit effectif bi war a ñëw mën na bëri mën na faible mais man à chaque fois damay déparé ci man rek maa fi nekk ma départ mais coordonnateur wax na ko dafa metti parce que léegi Thiénaba li ñuy rey dafa mook Touba ak Tivaouane ñoom ñoo tolloo de nag kii mala yi parfois ci biir kër yi lañ leen lottal donc da ngay def porte à porte loolu nag moo ma gën a sonal loolu moo ma gën a sonal mais malgré ça bon ñi ngi jéem a pousse di gën a liggéey di gën a góorgóorlu di li nga wax rek lépp comme ça ñi nga wax santé humaine mais léegi One Health la ñuy wax ni ñuy toppatoo wér-gu-yaram ci nit ñi noonu la ñuy toppatoo wér-gu-yaram ci mala yi donc damay def sama kéemtalaay kàttam pour ku ma woo rek veille gàmmuwaat ñu fexe daal ba ñu xool balaa mala bi nga kaa lotal ñu def ci seeni liggéey. restauration tente parce que tamit daa nit ñi ñu ñëw daal ay kit tamit parce que équipe mooy jóge Thiès di ñëw daal d'accord ci loolu nag maa ngi leen di remercier. kon ñaar du gàmmu du lu ndaw donc dañ ko war a bàyyi xel moo tax ñuy laaj te nee naa leen fii ci commencement bi Thiénaba du ñu laaj lu jaaduwul ñoom lu ñu laaj rek jaadu na parce que dañ koy càmbar ne lii moo jaadu toujours 20 camions non hydrocureur 4 comme ça ñu mën a renforcer 70 yi mais comme 20 lañ indi moo tax ñu indi benn amul woon benn problème. wante daaw bi ñu toogee ak ministre bi Mansour Faye sëriñ bi ci yaatalam ci bëgg njaboot gépp gis ci seen bopp ndax am na ñu daanul woon am na ñoo xam ne ay kilifa lañ li ñuy am ci gan méngoowul ak liñ daan am bi ñu toogee ak moom sëriñ bi wax ko ni mu ko bëggee dafa ci sensi la ni dinaa def lépp ba mu waxee loolaat maa ngi toog sëriñ bi toog monsieur le maire a ngi toog mu joxe yooyu ndigal ñu am 107 tonnes 600 la liste bi ñu joxe woon muy 107 tonnes 600 dañuy validé naa ko te doon 70 tonnes la Thiénaba daan am kon alhamdulilah waaye nag njaboot gi ñoo toll noonu dëkk bi mooy yaatu du daanu dajul suuf ñëpp am na ñu bari ñoo xam ne ni gis nañ ci seen bopp waaye nag du tee nag am na ñeneen ñu des ndimbalit bu mënaatee am ndax lépp ci njaboot gi la jëm kon loolu nag il faut ñu xamal waaw loolay kàddu yi. moo tax affaire ceeb bi je crois que bon nañ ko bàyyi kilifa yi ñu saytu ko mais laaj 200 comme jox nañu 107 200 ba tey ci jaadu gi lay wax rek ba tey Thiénaba seen laaj dañuy laaj lu jaadu ba nit ki bu ñu toogee kilifa bu ñu toogee moom rek suñ tuddee nombre bi rek du ca mën dara danaan waaw parce que day jaadu parce que laajuñu 10 000 tonnes laajuñu 5 000 dañoo laaj loo xam ne dina mën a ñu bari nañ ci mën a mos. daaw daal vraiment rafetlu nañ ko qualité bi aussi ñëw na parce que qualité bi ñu doon wax mooy une dotation sur en riz en bonne qualité ak temps moom amoon na léegi nag la ñuy yokk nombre bi nag. alors 2000 dama lay fàtte yàgg na parce que 1 kilomètre 500 lañ ñu mayoon ci jamono boobu 2017 waaw mais ba tey réalisé wuñ ko parce que toujours ñu ngi ci problème mu budget réalisation 10 kilomètres de latérite léegi nag démb woo naa kii xultu moo service régional nee naa ko latérite moom ren mënuñ koo ñàkkam surtout cooti parce que demoon nañ ba cooti moom je crois que fan yi dina ñëw pour réaliser ko mais diggante Thiénaba ak Kër Maysa aussi dafa jar réaliser parce que dafa lëkkaloo presque ni xëy mel ak Thiénaba noonu la Kër Maysa daanaka mel ak Thiénaba alors suñu amee 10 kilomètres latérite yi dina mën a couvrir parce que cooti 3 kilomètres la maximum 3 kilomètres la. di ñaan aussi Dieng ñi nga xam ne ñoo war a def visite de terrain ñu jege surtout Ousmane Tall ak ñoo ñu jege leen pour ñu xam yan jour la ñuy def visite de terrain bu dee Sahelec ñu xam yan jour ban jour la ñuy def visite de terrain
pour identifier la gendarmerie aussi ñu xam visite de terrain pour ñu identifier plan de circulation. Le service d'hygiène aussi laaj na ñu def visite de terrain parce que il faut ñu won leen site bi ñuy déversé c'est à 3 kilomètres de Thiénaba am na latérite parce que dañ ko war a désinfecté il faut que ñu won leen ko. ñu ànd ak ñoom ci côté ci liggéey boobu pour identifier les sites ñu mettre bu dee Ageroute nañ fexe ba xultu ñëw ñu def visite de site seet tali yi ñu war a defaraat. donc di remercier encore monsieur le sous-préfet Ndiak Sarr di remercier son adjoint si dégg nga ci seen taxawaay ci seen engagement parce que je crois que bi ma jàppee CLD bi dafa fekk bi ma ko waxee Assane dafa fekk moom mu jàppat CLD bi ne jot na. alors soo xoolee daaw ñu ngi ko defoon mois de septembre lañ defoon CLD gàmmu Thiénaba mais ren ñu ngi ko def le 5 août di ñaan monsieur le sous-préfet que lépp loo xam ne laaj na ci correspondance à partir de maintenant bu comme ni nga ko waxee dafa am yoon moo la jaar PV bi pare ñu valider ko ak le préfet ak le gouverneur que mu mën a yëg ci kaw. di ñaan aussi le comité d'organisation ak waa kër sëñ bi ak chef porte-parole ak doomu sëriñ bi ak ñi ci war yëpp ñu teel a jóg aussi def ay démarches parce que tamit il faut que ñu seeti kilifa yi waxtaan ak ñoom ñu teel a xam ni Thiénaba d'abord dañuy gàmm surtout la communication na jàll gaaw rapidement ñu mën a xam ni Thiénaba sëriñ bi jox na ndigal dañuy gàmm mais ak contexte bi aussi ñu am matukaay yoo xam ni dañ koy jël taxaw ci. moo tax may demander l'équipe cadre de district le district de Khombole ak l'information de poste déjà ñu dimbaliwaat ñu def benn réunion bañ a xaar parce que réunion bi ñu naan def day tardé dañ naan xaar bañ ne suba la gàmm duñu am jot mais dama bëggoon su fekkee ci proposition bi mën na nekk ngeen teel a fixer réunion parce que ren mën nañ ne gàmm gi yéen la wér gu yaram la mën nañ gàmm lii hygiène la tu vois di présenter aussi sëñ Moussa Ndongo mooy sama adjoint en tant que coordinateur moo tax mu nekk ci sama wet vraiment xelam di rafetlu xelam ak taxawaayam bu baax ci liggéey ma di remercier gis naa fi un élément clé bu gàmmu Thiénaba muy Pape Mor Gueye ku ne xam na Pape Mor Gueye gàmmu Thiénaba ci animation ci communication ci Ibnu Mayib ñu ngi koy di remercier Maam Amari suñu jarbaat di ko remercier parce que boo gisee mooy jukki di remercier aussi le représentant du xalif Bamba bi nekk Thiès moo tax dañu insisté woon pour que muy teew parce que Bamba am nga liggéey boo war liggéey ci gàmmu gi en tant que représentant du xalif gàmmu gi animation parce que gàmmu Thiénaba dafa laaj animation guddi yonent dafa laaj animation du ay jàng de animation mooy fexe ba ñëpp xam ne Thiénaba day gàmmu te nii la ñuy gàmmoo muy design waaw di remercier am na ñu bari ñoo xam ni gis naa leen ci CLD bi te li ko indi mooy yaatalu gi nga xam ne ñoom porte-parole ak ñoom sëñ Ibrahima def nañ ko pour que ñëpp impliqué wu gàmmu gi du gàmmu ak Alaaji Diop du gàmmu ak Baye Abdourahim gàmmu gi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la gàmmu ñëpp la Baye Jibi jërëjëf ci taxawaay yi ci ak ñun dañuy sawar nañ suñu la gisee nga toog rek ak mag ñu nag di suñu kilifa ñun dañuy kontaan dañuy sawar tey Baye Abdou nekkut waaye yaa ngi fi donc Baye Abdou yàlla na yàlla fëgg boppam féexal ko bu baax a baax a baax ku baax la ku lewet la di ñaanal aussi Serigne Baye Cheikh Ahmed Tidiane Sy xalif général bu Thiénaba bi fi jógee taxawaayam ci gàmm ak fi mu yóbbu gàmm ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko fanu may ko yokk leeram yokk yërmandeem ca tànn ci barkeem en tout cas préfet loolu laa doon def en ramassé di dalal jàmm brigade sous préfet bu bees bi amaguñu contact mais ak sapeur pompier le commandant de gendarmerie lu ngeen bëgg di ngeen ko am fii dëkk maam Amari Ndak mi ngi ko sanc 1882 def na fi ñaan lu ngeen bëgg laaj leen di ngeen ko am déjà nee nga matériel bi gendarmerie am ngeen sax lu brigade yi yéen amul di ngeen am oto yoo xam ne sax brigade duñ ko am incha allah parce que fii Thiénaba ñu baax a fi nekk dëkk diine la ñu yiw ñu bëgg Sénégal lañu mais ñu bëgg aussi état la Thiénaba toujours ñoom état rek ñoom xamuñu leneen loolu état kon préfet ñu ngi lay jaajëfal di la gërëm di gërëm ñëpp jibi merci beaucoup ci saisie bi sëñ Adama ñu ngi lay jaajëf di la yóbbante nuyoo ci sëñ Ibra Seck mu Baye Talla Xaar ci taxawaayam ci gàmm gi taxawaayam mooy xalifa Baye Talla Xaar Seck yàlla na yàlla dolli suturaam jàppale leen ñu ngi jaajëfal ñëpp chef de quartier yi bàyyiwuñ kenn dégg nga Moussa Ndongo presse bi ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci turu comité d'organisation ngeen baal ñàkk wasalaam. di rafetlu bu baax seen teewaay ci nii ñu ko doxale pour mun a càmbar li nga xam ne nii mooy suñuy bëgg-bëgg pour gàmm bu Thiénaba édition bii nga xam ne nii mooy 142e édition mu doon boo xam ne nii wax dëgg yàlla gàmmu Thiénaba mosul mel noonu loolu sàkku nañ ko ñu ngi koy ñaan ci taxawaayu sëñ bi te yaakaar naa lépp loo xam ne nii mooy suñu mébét mooy ànd kook chef de service yëpp ba dara bañ cee manqué
ci loo xam ne nii ci côté administration la moo waral ñu teel a woote parce que kat comme xam nañ ne dogal ba ci kilifa gi la lay jóge ñun dañ koy déglu mais bu décidé lu mu ci décidé rek ñu ànd ci ak moom pour bañ tardé nag faaw ñu jël suñuy matukaay comme ni ma ko waxee ca njëlbeen liñ fi tënk dinañ ko dëxañ ci këyit jox ko suñu préfet moom it xam naa fii ak fan dina woote su wootee dina gën a yaatal service yenn yëpp yi ñu gisul fii wala ñi nga xam ne nii ñooy patron ñi fi teew ñooña dinañ ñëw gën a dëggal kàddu yi nga xam ne ni moom ñoo fi jib su ko defee ñun aussi ñu firndelaat li nga xam ne mooy bëgg-bëgg yi nga xam ne moom lañ fi jot a wax pour que au moins ñoom aussi ñu yóbbu ko ci gouverneur balaa réunion nationale bi di am su ko defee lépp loo xam ne nii mébét la pour que gàmmu gi mën a jaar yoon yàlla def ko mais ci tënk rek ma jàpp ne administration ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo fi ne muy commune bi pare nañu pour gunge comité d'organisation bi pour que liggéey bi ak li nga xam ne moom la ñu séntu ci gàmmu gi lépp jaar yoon geneen dénkaane bi rek mooy ñu yóbbante ci sëriñ bi mu gën a ñaaxaat aussi askan bi ci wàllu ñàkk yi docteur wax na ko sànq ñàkk yi lu war la te ñëpp dañ cee war a jublu fan yii ñu jóge gis nañu loo xam ne nii mosuñu koo gis daaw ba ren ba fi feebar bi nekkee ba tey mbir mi moo ngi gën a jaaxal ñëpp te dem na ci ba ay la yëwén su fekkee ñi nga xam ne ñoo ñuy aar ñooy dem ba amatuñu pexe ba di ci jot war na tax ku ci ne nga tiit foo toog yaakaar naa ñi doon laam-laame ndax am na ak amut ku ci ne gis nga am nga exemple boo xam ne ni doy na la sëkk pour nga laxasaayu pour xeex bu feebar bi dañ koy jëfe nag ndaje yu mel nii lu mun a ñàkk ñu def ko wala bu mun a ñàkk bu munta ñàkk ñu jël suñuy matukaay lu essentiel daal la ñu dajale parce que kat mbir mi mu nga bëgg a jéggi dayoo ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen tàllal loxo xamal leen ne ñun daal ubbi nañ suñu bunt te lépp loo xam ne ni aussi ay jéego la yu ñu war a def pour bés bi kawe njort ñun dinañ ko def incha allahu rabbi sëñ bi kon nga defal ñu ñaan boo defee sànnee kàddu ba pare pour ñu mën a Seexu Canaba Baye Alaaji Makura boobu ñëpp a ko dégg Baye Alaaji Ousseynou Baye Alaaji Ibrahima Baye Alaaji Malick ma des Madinatu Munawara ñoom ñëpp fa tabarakallah ñu ngi ci ginnaaw jumaa ji Baye Malick a tëdd ci yonent bi jur nag ay doom bàyyi nu fi ñun nag am nañu fulla ak fayda ju tane suñu ndono lii suñu bakkan bi lañ ci teg ndax ndono gënu ko tàgg yonent bi fës nañu yéene tamit fu Seexu Canaba taxaw ñu taxaw ci ginnaaw jërëjëf Serigne Cheikhou yow mi ma jotal ni am nañu réunion tey ma ñëw fekke asa nga nale kon benn minute donc ndax waxtu yi sono benn minute ma tàgg yonent bi ñaan ci barke yonent bi balaa gàmmu ga yàlla na mbas mi dem di la jox sa cër di la jox sa wàccuwaay bàyyi Serigne Abdourahim bu toogoon fii di yëkkati kaddu surtout maam maa jooja teew te tàggul yonent bi day def accident te mi ngi nii teew mooy bàyyi ji bi ndax moo ko teewal ci benn minute rek ma yëkkati ci yonent bi ñaan li ñu fi def lépp yàlla nay barke jëm ci gàmm gi ilallah yasku masaxal bi wa wajdaw li buudi habibi la mashaqatu buxdaw Canaba nga naan Muhammadu Rasulullahi njol makka munaaya mina daarayni luqya waxdaw yadiixu nitaaqu sabri anhu wa baadaw Canaba ngay waajal jëm ci mawlidu rasul wa hal yaxlafu lisma amal yabtaxi riyaa ku sopp yonent bi neel nii ñu màggal ko Canaba nga naan laqad xasamallaahu siyaadata fi l-azal li axmada wal ixsaana fi l-qawli wal amal fa lillaahi ma asda wa lillaahi ma bazal simaalul yataama wal masaakiini lam yazal Muhammadu rasuulullaahi lahum indahu zillun wa rifun wa xayso
ña ngay waajal jëm ca gàmm fa ya rabbana fi ardi wa samaayi aminna ala tasdiqina fi istifaayi fa inna wazul aswaaqi yaxya bidaayi yasuqu alayna la yasuduna liqaayi kon kay ñun ñëpp lañu wax isak diinu lam yakmul fala akaanati dunya li nga wax léegi nag nag mu méngoo ak li ñu wax nit bu ko yàlla joxe ab cër nit dal bu ko yàlla joxe ab cër te ma cosaan lu yàgg yàgg te mu nekk cosaan lu yàgg toujours dañu koy beesal di ko dundal toujours ñu koy beesal di ko dundal nag ndax xol yi mën cee dund ndax xol yi nag man cee dund kon yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar la yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar amin ña dem barsàq yal na yàlla yërëm leen ña dem barsàq yal na yàlla yërëm leen muy Alaaji Makura Mbuub muy sunu waajur Baye Alxaaji Makura Mbuub Alaaji Waseynu Mbuub Baye Alxaaji Useynu Mbuub ak Ibrahima Mbuub Baye Alaaji Ibrahima Mbuub ak Maalikum ma nekk àjjana Baye Maalikum ba ma des Madinatu Munawwara yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla yërëm leen waaye yéen ñi fi desit waaye yéen njaboot gi fi des mujj leen ko mu réer mujjewu leen puso bi mu réer kon yal na yàlla sàmm yal na yàlla aar kon leen yal na yàlla sàmm leen te yàlla aar leen amin sous-préfet kontaan suñu xol sedd bu baax kilifa gi sëriñ bi nee na kontaan nañu suñu xol sedd na liggéey bi fi mu commencé ba fi mu jeexee liggéey bi moom fi mu commencé ba fi mu yem lépp rafet na lépp rafet na te am nañ ci yaakaar bu baax nag te nag am nañ ci yaakaar bu baax lépp ak sa taxawaay tax lépp ak sa taxawaay nag waaye yal na yàlla sàmmal nu la waaye yal na yàlla sàmmal nu la yal na yàlla aaral nu la yal na yàlla aaral nu la ak yaa sa action bi nga àndal yaa kilifa gi ak bi nga àndal li nga yéene fi ci Thiénaba li nga yéene ci Thiénaba ci sa xol ci sa xol yal na la ko yàlla jox nga teewe lépp yal na la ko yàlla defal nga teewe lépp am nañ ci yaakaar bu baax am nañ ci yow yaakaar ci xel mu dal baax a baax ci xel mu dal kilifa nee na kilifa yàlla koy sàkk nag yàlla moo koy sàkk yàlla mooy tànn na kilifa yàllaay tànn kilifa tànnul boppam kenn tànnu ko tànnul boppam yàlla rek ko tànn waaye yow jërëjëf kontaan ci yow waaye yow nag ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañu ci yow bi ñu fi toogee ba tey bi ñu fi toogee ba nëgëni wallaahi yëguma dara wallaahi yëguma dara ci bu jubal ngoor yi nag nee na bu ñu demoon ba ngoor yi nag yàlla dana may mën a toog fekk yàlla dina may ba ñu ma toog ba fekke lépp ndax sunu baay Abdou mi ndax sunu baay Serigne Abdourahim mi yal na yàlla sàmmal na ko yàlla nañu ko yàlla sàmmal amin nun njaboot gi day nun njaboot gi daal ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy sant bu baax te yàlla li ma wax te yàlla tànn gi mu ko tànn nag te nag li ma wax te yàlla tànn gi mu ko tànn yàlla mu tànn fokk mu mat yàlla ku mu tànn faaw nga mat yàlla ku mu tànn dara du si des yàlla ku mu tànn dara du ci des nun njabootu boppam nag nun njabootu boppam nag sant nañ ko baax a baax sant nañu ko bu baax te dañ koy ñaanal nag te ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd yàlla na ko yàlla may fanu gudd wa ànd ak wér bu baax a baax wa ànd ak wér bu baax a baax li mu yéene ci dëkk maamam bi li mu yéene ci dëkk maamam bi ak tariixa Thiénaba bi ak tariixa Thiénaba xolam fa mu àgg xolam fa mu àgg ak yéeneem fa mu àgg yéeneem fa mu àgg yal na yàlla indil lépp yàlla na yàlla indil ko lépp te mu teewe ko te mu teewe lépp noonu nag dañoo ameel cant yu ba yoo xam ne dafa daje ci noonu nun nag dafa am cant yu daje ci nun mooy njabootam gi ko gën a jege mooy njabootam gi nga xam ne dañ ko gën a jege ndax Ibrahima muy xalifaam Serigne Ibrahima mii di xalifa xam nga doom day doom dafa for ci baay nee na doom dafa for ci baay waaye doom yi mënut a fay baayam waaye doom nag mën dafay baayam ndax kenn ku ne ndax kenn ku mu boo sañoon da nga am doom di nga am doom ji gën la doom ji gën la ngeen àndi dund mujj la gannaaw mu mujj la gannaaw lu mu bàyyi nga fab lu mu bàyyi nga for loolu maa xam bàyyi donga la loolu mbaaxu bàyyi ko man waaye Ibrahima mi sant naa ko waaye Serigne Ibrahima bàyyi ji ñu ngi koy sant waaye porte-parole bi sew waaye porte-parole bi bàyyi Serigne Cheikhou Alpha mi ni ko sama papa tànne ni ko sama papa tànne waaye fekk na yàlla tànn ko waaye fekk na nag yàlla tànn ko comme ni mu nekkee waaye xale waaye loxoom set na wicc nag xale la nag waaye loxoom set na wicc man mi nga xam ne maa dugganteeg ñoom biir maa dugganteeg ñoom di wéeteeg sëriñ bi baax di wéeteeg sëriñ bi man xam naa leen baax a baax man xam naa leen bu baax kon yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla sàmm leen li ma leen yéene daal ci njëkk ak teraanga yàlla ko yàlla tanu bokk ko yàlla na ko yàlla indi tanu bokk maa sant bu baax nag ñu ngi sant bu baax di sant service yi fi nekk di sant nag chef de service yi fi ñëw yëpp rawatina maire Talla Diagne rawatina monsieur le maire El Hadj Talla Diagne Talla moom service indiwu ko ci kër gi service indiwu ko ci kër gi day doom di jarbaat ñu tuddee ko sunu maam maam Mor Talla maam Mor Talla Seck góor gu mag te baayam Baye Jibril Diagne nekkoon jàmbaari diine ji xam nga lu ko yàlla fayee bisu gàmm la génn àdduna bisu gàmm ci la waajur Alaaji Talla yaa ngi génn àdduna ñu wax ko sëñ Ibrahima Seck ko yàlla moo ko tàggeel kooku nag yàlla moo ko tàggeel bisu gàmm ku ci gaañu yàlla moo la tàggeel bopp te mbooloo mi ñëw ñëpp nag kon ñaan nga am texe nag bu ñu la ñaanalee nga am texe kon moom itam li mu yéene dëkk bi kon monsieur le maire yow li nga yéene dëkk bi yal na ko yàlla mottali yaa ngi ca ngénte ya yaa ngi ca dëj ya yaa ngi ca itte yi yàlla leer na ni te leer na la ni yow loo deful da nga ko mënul waaye yéene nga dëkk waaye yéene nga loolu
may sant nag. may sant nag. sama docteur bu baax bii. sama docteur monsieur Ndione bu baax mii. Ndione mii. dañuy diggaale ma ak moom. waaye amul wenn waxtu wax. su ma ko téléphoné. dinaa loolu amul problème. kon maa ko sant bu baax. monsieur Ndione ñu ngi lay sant bu baax. Dieng mii. nee na Dieng mii. bureau ba xam naa ko. ndax lépp lu may dox. njëriñ dëkk bi lay doon. ak dolli seen xéemam def ci dëkk bi. ak dolli xéewal mu ñëw ci dëkk bi. boobu yàggul dem naa bureau. fekkuma ko fa. ma fekk ak njabootam. ma ne ko lii ma lay wax. daal. son joon ñëw na nga ko nettali. nee bu Dieng ñëwee na nga ko wax lépp. ne ko seen ji bi ñëwoon na fi. ne ko Baye ji bi ñëwoon na fi. di la gërëm nag. ci kaddu seen Thiénaba. ci kaddu Baye Cheikhou Thiénaba. ak famille Cekkeen yëpp. ndax li mu yor di ko saytu. ñëpp la koy defal. kon yàlla fay jërëjëf monsieur Dieng yàlla fay la. di sant suñu commandant bi. di sant nag suñu commandant. xam nga Ibrahima la tudd. nee na Ibrahima la tudd. kon ab dëkkam la ñu. kon yow sa dëkk nga yow. kon nag sunu xel dal na. dafa dal. ndax ñun dañoo amul njaboot. am ñeneen ñoo xam ni. dañoo xaw a jaxasoo. soo fi nekkee rek. ci sa farlu. ak sa taxawaay. moo dal sunu xel. muy daal sunu xel nag. man daal su ma sañoon. daal. képp ku fi toog daal. dama lay sant gërëm la. su ñaanaa ngi nii. Serigne ñaanaa ngi chef de village. mooy chef de village. di sama loxo. di sama lépp. su ma ko joxoon kaddu. dana àgg foo xam ni. du ma ko mën. man sax du ma ko mën. rawatina sëñ Adama. rawatina Alaaji Adama mi. man sama rakk yëpp. yàlla xam ne samay xarit lañu. ba fu ma toog moom ma dara. dama xër rek. pour waxtaan ci toogaay bi. yëkkati sama kàddu rek ci kanamu kilifa yi kontaan. ni liggéey bi rafete. yéene ji nag. mooy tax rek. yàlla mottali lépp. di ñaanal nag président. di ñaanal son excellence président. yal na yàlla sàmm ko. yal na yàlla aar ko. ak ñi mu àndal di liggéey. nag di liggéey yëpp. ndax nag. kilifa. ñi ko cadré. am na solo lool. sama baay daan wax naan. kilifa yëpp benn lañu. waaye ñu ngi wuute rek. ci cadrement. ci cadrement. koo gën cadrement rek. nee na ku la gën encadrement. yaa gën. yaa noppal kilifa. yaa ëpp sécurité. loolu daal. maa ngi avancé. ak sunu bokk yi fi ñëw ñëpp. fi ñu bàyyi ci bëgg naa tudd ñëpp. ak sunu bokk jóob bi. ak sunu bokk ñoom ñëpp daal. sëñ bi bàyyiwul kenn. sunu xol daal moo sedd rek. njaboot gi fi desit. ñoom it sant nañu baax a baax. sant nañu bu baax. yal na yàlla dolli seen sutura. yal na yàlla sàmm leen. fii feebar bi toll. nag fii mu toll. yal na ko yàlla dàq ba mu set. am naa yaakaar ci leneen nag. ni. ndox mii. dana ci yóbbu lu bari. amin. ak ndox mii ñëwaat nag. te yàlla nag. moo yore lépp. moo ko fi indi. waaye fu mu war a yem. moo ko fa yemale. moo ko fa naan kiccet. waaye yal na gàtt daal. yàlla na ko yàlla gàttal te dàq ko ci réew. ba kenn ku mu. dellu sa liggéey. dellu say activité. la nga waroon a def lépp. te feebar bi xaw la gàllankoor. yal na ko yàlla dindi. yal na yàlla dool sutura yi. ñoo ngi leen sant baax. ci kaddu sëriñ bi nag. ci kaddu Baye Cheikhou Thiénaba. fa mu toog xelam a ngi ci nun. waaye nan ko ñaanal. yàlla indi ko ci jàmm. mu ànd wér gu matale. mu indi wér gu matale. ak sago. sunu xol sedd ñun ñëpp. ñun daal ñoo ngi ci ginnaaw rek. du nu seetaan leen. dara du fa yàqu sax. de. ndax lépp fàggu nañ. waaye du tee nag. ginnaawam. ñuy feeñ. di xool. di seet. waxtaan ak Ibrahima. loolu moo war a suñu toogaay. yàkkamtiwuma. sonnuma. yal na yàlla faj aajo yi. aw ma sikki ni. kër maam Momar Talla Seck. ku fi dugg. da nga yóbbaale mbég. booy dugg. mbir nga koy def. ndax lii seede bi. am na feneen ku mënoon a def. maire mi. nee na maire bi. am na barab boo xam ne. mooy su na ko faa def. préfet mi. am na barab bu ko mën a def. waaye yàlla mi leen xiir. ñu indi ko ci këru Momar Talla Seck gii. ñu réunion ko fii. defaru ñëpp. yal na yàlla faj seen aajo. yal na yàlla doole sutura si. kaddu yi daal lañu avance rek. ñoo ngi sant bu baax la. te maa ngi njaboot gi ñun ñëpp ñoo ko bokk. nee na cant gi maa ngi njaboot gépp ko bokk. njaboot gépp. ñi sët sëriñ bi. sant Seck. xam ne defar gi. nun ñu ci jëkk. ndax nun la ñuy defaral. kon war nañu ci dugal sunu ñaan. dugal sunu loxo. ba lépp antu. ba lépp rafet. lépp di sunu njëriñ. asalaamaaleykum wa rahmatulah. kon na bokk ñaan. nun ñëpp. ndax ñun ñëpp bu ñu bokkee ñaan. rek. yàlla dina ko nangu yaa rabbi. na jàng Fatiha. jàng ayatul kursi. falaxeeg naasi. salaatu Fatiha. barke yonent bi. barke Seexu Thiénaba. salaatu lisam saadihim xayr allahu la ilaha illa huwa sunnatun wala
من الذي يشفع عنده كل شيء ولا يشفع اللهم نصر لك ربك ورفعنا لك ذكرك قل أعوذ بالفلق من شر ba tey Alaaji Diop nee na Alaaji Diop sopp na bi war naa la ci dugal yow de waroon naa la xula aadamiyin xila fatun malakiyatun xula aadamiyin xila fatun malakiyatun